السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. di nuyu waa Kairot yépp di am mbégte dama ne woon duma xuus ci qadiya bi ndax qadiya la boo xamee ni yàgg nañ ko waxtaanee depuis ay dizaine d'années juddoo ba léegi daanaka rek ñi ngi koy dégg di ko jàng tamit ndax ñun ci jamiatul azhar kulliyat usulu diin je prends à témoin Abdul Karim Silla qadiya bi ak Chaabullahi al Muxtaar dañu ko jàng ca université al azhar. maa ngi fàttaliku sax balaa may dugg ci waxtaan wi maa ngi fàttaliku examen bi ñu ci defaloon nga xamee ni ustaas bi dafa ñëw rek bind ni ma alladi yadullu ala anna alyahud laysu shaaballahi almuxtaar. loolu aussi moo am ci qadiya bi ay peuple la boo xam ne dafa am fu mu doon wër pour di nekk fa foofu mu doon nekk nag léegi ñu wutal ko charia ci lañ dem nag génnee ci téere yi jullit ñi tamit dem aussi si seen téere yi ñoom tamit Quds salisul haramayn nangam nangam et cetera Quds sharif nangam subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila ula al qiblatayn nangam nangam et cetera. loolu yëpp aussi c'est pour légitimer pour ñi nga xam ne ñooy ay jullit ñi yéen kat seen jullit seen yenantu bi fee la demoon rañaani woon fee la demoon nangam nangam foofu la jullee woon yenantu yëpp nangam nangam et cetera pour wax leen ne foofu moo doon suñu xibla bu njëkk nangam ak nangam et cetera loolu yëpp pour jox jullit bi aussi mu am benn xel lu koy pousser pour mu dem soutenir qadiya bi pour mu gis ne lii kat maanaam ci pas-pasam la bokk. mais xëccoo suuf moom du qadiya musta nekk qadiya diiniya xëccoo suuf. moom xëccoo suuf mën na colonisation la parce que peuple la bu ñëw ni man fii dama fiy dëkk dama fiy def sama état loolu léegi nag ki wax loolu moo ñëw dafa ñëw pour coloniser loolu il faut que terme yi leer dès le départ il faut que terme yi leer ki ñëw di coloniser dañuy wax ni lii colonisation la tudd tubaab yi bi ñuy jógee Europe ak yooyu di ñëw di ñu coloniser mais dañoo ñëw ak seen bible dañu duggee Afrique c'est ay bible lañ dugg parce que il fallait que ñu jaar ko ci diine mais ñoom xam nañu li ñu doon ñëw di ko def si du diine li ñu ñëw di ko def mooy coloniser suñu ay terre jël suñu ay ressources dellu donc il faut pas que qu'on soit encore dupé sur cette question il faut pas que ñu jàppe ñu ay abruti ay sujj yoo xam ne du ñu comprendre qadiya bi nu fu mu tàmbalee et puis bu ñu nangu aussi ñu tëddiin ko ñu def ko aspect diine c'est une terre boo xam ne dafa am ñu ñëw di ko coloniser colonisation boobu lañ ni lii du fi am ñu xeex ko siyaasiyan mais buñ ko xasee def qadiya diiniya loolu mooy wara ni mooy ba tey mooy ñun ñi bëgg solution ku bëgg solution ku ne doo ko def qadiya diiniya parce que qadiya diiniya mooy boo ko xasee def qadiya diiniya boo ko xasee def mu nekk un problème religieux donc mooy ni def nga ko mu nekk dogmatique def nga ko mu nekk dogme te aqida kenn du ko négocier ana kan mooy négocier maanaam pas-pasam lii sama pas-pas la bokk léegi dama koy jël teg ko fee parce que dañoo bëgg jàmm déedéet loolu doo ko gis fenn ci àdduna pas-pas kenn du ci négocier loolu tax def ko si maanaam def qadiya bi qadiya diine sax arrangé wul ña dëkk foofa kon il faut qu'on soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intelligent ci ni ñuy approcher ay qadiya loolu c'est très important. xanaa li ma ciy yokkaat rek mooy gis naa ay vidéo yu ñuy dugal ay juif di wax gis nga juif yooyu di wax boo demee ci jullit ñi même chose la ñuy wax donc mooy ñi nga xamee ni dugal nañ ci ñoom pas-pas boobu maanaam yow embarqué nañ la ci pas-pas boobu nga dem ba nga xamee yow gëm nga ni lii léegi mbirum diine la si sama pas-pas la bokk parce que juif yooyu di wax da ngay dégg ñun la ñoom waxuma la sax mais ñoom pour ñoom suufa àdduna bi yëpp ñoom ñoo ko moom parce que juif yi ñoom li ñu gëm mooy yeneen peuple yëpp ay goyem lañu goyem mooy ñoo xamee daanaka ay jaam lañu ñoom ñooy ñi nga xamee ñoom la yàlla tànn ñoom ñooy ñi nga xam ñoo war a moom suuf ñoom ñoo war a yilif àdduna bi yëpp kon bu fekkee ni pas-pas boobu mooy Sénégal Mauritanie ak Sénégal Gambie ak yëpp maanaam juif yi ñoo ko moom loolu lay tekki parce que pas-pas boobu loolu lay tekki donc il faut pas que ñun ñu dugg ci pas-pas booba
nga xamee ni ay nit ñoo ko tabax ci xelu doomu aadama yi pour ñu koy véhiculer naka noonu gis nga ko ci sunu xutba ajjuma yi da ngay dégg ñuy wax salisul xaramayni ulal qiblatayni nangam ak nangam masra rasulillah nangam 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 yooyu yëpp en fait c'est pour galvaniser la c'est pour ñu jox la yow benn maanaam dynamisme boo xamee da ngay jóg maanaam gëm ni lii pas-pas la nangam ak nangam ak nangam c'est vrai que c'est d'un côté mën na nekk lu positif pour nit ñi soutenir palestiniens et cetera mais il faut que ñoo xam ne bu ñu nee ba ci taabal ji di ko lijjanti il faut que ñu ni keccat ci diine teg ko ne xam ni c'est un problème de colonisation benn peuple la bu jóge fee ñëw fekk suufas jaamur mu ñëw ni da koo bëgg a pàcc bëgg fee dëkk bëgg fee samp état am waaye waxuma la rek ci yem ci samp état mais dafa bëgg sax peuple ba fa nekk mu jëlee ko fa maanaam ndànk-ndànk comme ni ngeen gis ni mu koy defee ci colonie yi ba jëlee leen fi ñoom ba ñu set wecc te samp fa seenim réew te duñ ca yem bu ñu paree ci loolu aussi danañ gën a yaatal parce que gis nga ko jël nañ benn pàcc ci Égypte jël benn pàcc ci Jordanie jël benn pàcc aussi ci bande de Gaza bi gis nga ko noonu kon ñu xam ni c'est de la colonisation il faut que les termes soient clairs al mafahim la budda an takuna wadiha في البداية léegi nag waaw الذي xam naa يريد ko أن liñ ciy يجعل من dolliwaat هذه rek mooy القضية قضية سياسية فهذا boo xoolee شيء يعني يمكن اعتباره en أيديولوجي وليس 1917 يعني gannaaw ba شيئا ñoom سياسيا Theodore واقعيا Herzl معروف بارك defoon الله فيكم seen والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ndaje وبركاته bu rëy boobu ñu defoon ca Bâle ca Suisse pour xool nu ñuy ñëwee pour dëkk si Palestine maanaam Israël fi ñu nekk nii nga xamee ni loolu jotewul dara ak diine ñoom ñoo bëggoon a créer seen état pour ñibbisi ba ñu ñibbisi aussi ñu def seen ay politique ci biir Europe ba Angleterre jàppale leen ba créer ci biir armée bi sax benn légion bu ñuy tuddee légion israélienne ba 1917 ci lañ def lu ñuy tuddee le décret de Belfort muy waadu Belfort anglais yi jàppale juif yi pour ñu ñëw installé wu nekk fii ci Palestine dëkk fa loolu yëpp diine duggul 1945 bi nga xamee ni usbatul umam tas na mooy li ñuy tudde la société des nations ndax loolu mooy organisation bi nga xamee ni moo jiitu woon Nations Unies ba mu tasee ñu créé en 1945 américains yi ak Russes yi surtout ñu créé li ñuy tudde la Nations Unies réew yëpp ci ëpp ci réew yi bokk ci lañ ni nag léegi nañu jox Israël mu am légitime am dëkkam ci lañu xaaj Palestine def lii ñu ni li palestinien yee ko moom ñu ni lii israélien yee ko moom loolu arab yi ginnaaw gi d'accord ci loolu moo indiwoon ñaari guerre yi 56 ak 67 bi ñu perte 67 juif yi gagné Israël gagné guerre bi arab yi warante ci seen biir ànduñu la sama sëriñ ba waxoon Muhammad Saïd al Ashmawi ne al arabu jawalun min al basal kulluhum ru'us nee na arab yi juugu soble la ñoo juugu soble moom foo lamp rek ak bopp la ndax képp ku nekk daa bëgg a nekk njiit kenn bëggul kenn jiite la moo tax arab yi duñu mës a juboo ci seen biir kon loolu moo xew nga xam ne loolu yëpp politique la léegi nag boo fekkee da nga bëgg dellu ci texte yi ni ma alquran nee na lii yàlla dig na leen lii loolu tamit boo demee ci juif yi ñoom tam dañ lay wax ni la yàlla dig na leen ñoom ñu war a dugg baytul maqdis c'est ñoom dañ ko bañ ko tuddee al ardul miaad nga xamee ni ñoom dafa nekk loo xam ne dañ koo bind texto dans la Bible yow li ngay wax ci alquran ay wuud la yoo xamee ni wax nañu lii na nekk nga xam ne c'est des interprétations ak i déggin ñoom tamit seen Bible te Bible moo jiitu alquran kon ñoom wax yàlla ji bu ñu jàppee ni Bible comme ñun niñ ko jàppee nga xamee ñun du xëy dañ naan dañ koo trafiqué dañ ko altéré ak yooyu mais ñoom dañoo gëm ni seen téere la te ñoom it dañuy wax ni yàlla daf leen koo dig kon yàlla daf leen koo dig ci seen téere ñu nit yàlla dig ñu ko ci sunu téere léegi boobaa nan la ñuy lijjantee xadiya bi ak fan lañ mën a jaar pour lijjanti ko bu dee kenn ku ci nekk sa téere bi gën a cher ci yow téere bi gën a sacré dafa la wax ni la béréb bi yaa ko moom loolu mooy wane loolu yëpp ce sont des interprétations yoo xamee dañu koy def texte yi pour
mën a légitimer pour kenn ku nekk mën a wax ni béréb bii maa ko moom maa ci gën a yeyoo maa ci gën a nangam maa ci gën a nangam waaye li am solo ba am solo mooy uqalaa yi bu ñu dajalee maanaam borom xel yi bu ñu dajee danañ xam ni mbir mi diine lijjantiwu ko mbir mi li koy lijjanti mooy ñu toog ci taabal xool kii coloniser ñu ne ko bàyyil sa colonie bàyyil sa colonisation bi ngay def kii not ñu ne ko bàyyil li ngay not kii tooñ ñu ne ko bàyyil li ngay tooñ ñu xool nuñ leen di jubale defe naa ni loolu mooy solution moo tax ñu mel ne yéen nga xam ne ay borom xam-xam lañu di wax ci diine bind ay texte di wax ci yahudi lii yahudi nangam yahudi lii yahudi nangam loolu yëpp maanaam day jël qadiya bi da koy gën a taaqid da koy gën a complexifier te du indi solution animosité lay gën a jur mu nekk loo xam ne mbirum diine la ña far ca diine bee di jàppale ñi ña far ca diine bi jàppale ñee boobaa mbir mi du lijjanti ko ba ilaa yow bi din te les perdants ñi ciy perte mooy jullit ñi wax ñooy palestiniens yi te arab yi jubóowuñu kon il faut que ñu am stratégie au-delà de l'explication historique scientifique ci li ma doon wax boobaak léegi ni mbir mi du mbirum diine mbirum siyaasa la waaye damay yokk ci loolu wax ni ñi ko bëgg a def mbirum diine bay dem ci texte yi di ko interpréter bu ñu ko defee tamit yéen jullit ñi da ngeen di perte parce que li tax ñuy perte ci li ma yaakaar ci sama gis-gis mooy ñee ñoo leen gën a ñoo seen téere moo jiitu seen téere te ñoom it dañ leen a dig ni leen foofooy seen béréb ñoom it ñu gëm ko di ci dox ci loola ñu it bu ñu gëmee li ñu gëm di dox ci loola mooy dañuy jël mbir mi ñoom nañ bëggee ñun ñu fekk leen ca parce que ñoom ñoo jël xadiya bi def ko xadiya diini yee bëgg ñun ñu fekk leen ca kon ñun bu ñu leen cee fekkee day mel ne ni kon ñoom ñooy am ndam parce que ñoom ñoo ko transformé def ko mu nekk diini ya ñu xool suñu alquran xool suñuy texte gis loo xam ne daf ñuy poussé aussi ñu war caa dem pour yóbbu ko def ko xadiya diini ya moo tax kon xadiya diini ya arrangé wul kenn ci ñaari taraf yi lu dul xëy na Israël parce que ñoom ñooy borom doole ji ñoom ñooy not ñoom ñooy rey ñoom fi mu toll nii ñi ngi këf ci territoire palestinien di jël ba bu ëllëgee bu fekkee dañ ko continuer nii mooy ni du taxaw mukk parce que mbirum diine la mbirum pas-pas la te mbirum pas-pas kenn du ci négocier comme ni ma leen ko waxee sànq kon kenn ku ci nekk da ngay jàpp ni li nga gëm loolu la yàlla dig te li yàlla dig loolu mooy am voilà kon nag bu boobaa solution du gaaw am wala boog kenn mooy not sa moroom rek jël sa àq voilà donc li ma ci bëggoon doole wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw kon ma doon nettali ni ca jamiatul azhar defe naa sana saniya la xaw ma sana talta donc 3e année faculté de théologie donc à l'université Al Azhar donc xamatuma ban année la xam naa Abdou Karim bu duggee dinañu ko fàttali mu laajoon ñu question booba keroog yàlla dafa def bi mu laajee question bi étudiants yi daanaka classe bi yëpp boobu amphithéâtre la bu mag classe bi yëpp dañu ni question bi professeur bi posé nekkul ci téere bi maanaam ci muqarrar bi ñëpp man ma commencé bind man moom ba mu laajee question bi rek yàlla def na ni man dégg naa question ba man ma commencé bind bi ma commencé avant bi nit ñi nekk foofu di protester di wax naan du nekkul ci muqarrar beeg ca la nekk ak nekku ca man booba déposé naa sama kayit bu yàgg maanaam sama examen man pare naa bay déposé prof bi dafa jël prof bi ñu ñëwee fekk prof bi nekku foon du ma moo doon surveiller beneen feneen la ne woon ñu dem wooyu ko ba muy ñëw avant mu ñëw man fekk pare naa bi mu ñëwee ma fekk mu gis ni man déposé naa sama kayit élèves yi di ko laaj mu leen non li ñuy laaj ni mi ngi ci programme bi léegi bi mu waxee loolu après ci la jël sama copie man xool ko daal di ni hada fahim kii dégg na il a compris daal di may bindal mumtaz daal di joxe sama copie man ma génn dem sama yoon après nag étudiants yi di kaas man boobu fekk dem naa donc loolu benn anecdote la rek moo leen net li ci jamiatul azhar boo xamee ni am na fa donc loolu aussi li tax ma koy souligner mooy dama bëgg a leeral qadiya al filistiniya al israiliya ni qadiya siyaasiya la akthar min 90%. lu tax parce que
pour ñu mën a leeral loolu dafa laaj ñu def benn historique pour ñu xam xadya bi fu mu tàmbalee. damay tënk rek comme ay boroom xam-xam laay waxal damay tënk. xam ngeen ni juif yi yahud yi ba ñu jógee ca li ñuy tuddee exode moom mooy moom lañ tuddee ci al kitaabul muqaddas sifrul xuruj mooy l'exode mooy Égypte Moussa ba mu jógee ak peuple am maanaam jógee Égypte di ñëw nga xam ne alquran wax na ko 40 sana yatihuna fil ardi ba ñu dugg si Palestine dafa am benn asr boo xam ne mu lañ tuddee asrul quda muy l'époque des juges ba ñu dugg see dañoo formé def ay qabail muy 12 qabila 12 qabila yooyu kenn ku ci nekk dafa am ku mu tànn mu nekk juge ñuy dëkk foofa bu dara xewee ñu war a atte juge yooyu ñoo doon atte bu fekkee ni benn qabila ak beneen qabila ñoo jotee donc juge yooyu ñoo doon waxtaan ci seen biir ñu tuddee ko asrul qudaat. bi loolu jàllee asrul muluk ñëw léegi nag asr qudaat yooyu qabila yooyu ñoom ñoo soppi ku nekk ay royaume yooyu aussi doon xeex ci seen biir ba mujj des ñaari royaume muy le royaume de Juda ak le royaume d'Israël mujj gi le royaume d'Israël moo mujj gagné le royaume de Juda mooy dawlat nga xeti dawlat Yahuda Juda mooy Yahuda moom mooy doomu Yaqub bi mag taawu Yaqub moo tuddoon Yahuda donc Yahuda moomu nag moom lañu dàkkantele woon maanaam royaume boobu Israël mi nga xam ne mooy Yaqub ndax Isra bi maana abd et il bi maana ilah bi maana yàlla donc Israël bi maana abdullah loolu la Israël di tekki boo demee ca Chalabi ma ko fay leeral ca al yahudiya téeram bu am solo boobu donc papa ak taaw la ñu tuddee woon ñaari royaume yooyu nag bu ñu xeexee ci seen biir Israël gagné looloo tax dëkk ba tudd Israël ba tey li tax mu tudd Israël parce que mamlakatu Israël moo gagné mamlakatu Yahuda ñu nekkoon foofu nag dëkk fa Kanaaniyuun yi nga xamee ne dañu ne ñoom ñooy palestiniens yi ñoom tamit ñu dëkk fa donc foofu noonu lañ tuddee kawru Babil ci jamono jooju kawru Babil lañ ko daan tuddee muy la terre de Babylone lañ ko daan tuddee donte xam nañu ni Babil moo nekkoon côté Irak waaye foofu yépp maanaam kawru Babil la boo demee ci ki nga xam ne mooy Maspero un historien dafa lay wax ni la yahut yi nekkoon foofu dañu doon ay nomade lañu woon maanaam ñoom comme nekkuñu woon ñu sédentaire ñoo xam ne dañ doon du nekk ci benn béréb di fa sax ñoom dañu doon dem di jaabanteeg ñëw am na sax koo xamee ne dafa bind ni jamono jooju shaab apiru lañ leen doon tuddee donc foofu la ñu ne woon di dem di jaabanteeg ñëw mais foofu la ñu nekkoon ndax bible ci boppam leeral na alquran leeral na ni bi ñu jógee Égypte aussi foofu la ñu ñëw fa la ñu sanc kon ñoom am nañu cosaan foofa donc seen ay xabaayil nekk nañ fa def nañ fa ba Souleymane ak Daouda ba ñuy ñëw di tabax maanaam Jérusalem tabax le temple de Salomon muy heykalu Souleymane ñoo ñëpp ci peuple juif bi la donc kon ñoom am nañ fa cosaan yàgg nañ fa dëkk nañ fa déjà boo xoolee histoire u l'islam li ci ëpp ci alquran boo koy xool da ngay gis ni ñoom yàgg nañ faa nekk kooku benn la léegi leneen li ci des aussi pour tënk rek pour sauter ay étapes mooy am na benn prophète yenent boo xamee Daniel lañ koy wax Daniel man dem naa sax ba ci xabroom mi ngi foofu ñu suul fële ca Alexandrie
en Égypte xëy na am na ñu fa dem ñu dëkkoon Alexandrie xëy na ñu bëri xam nañ ko donc dem naa ba ci xabroom fa lañ fi ñu wax ni fa lañ ko denc Daniel moomu en fait moom ab yahud la maanaam daal doomu yahud ak irakien la parce que ci yahud yi nga xamee ni bi Buxtu Nasr ñëwee Buxtu Nasr en 586 moo jógee Babylone ñëw maa ngi guddal bi nga xamee ni Buxtu Nasr jóge na Babylone ndax benn qaid la woon maanaam benn chef de guerre la bu amoon doole amoon armée mënoon a xeex moom moo dugg Palestine maanaam jàpp yahud yi jàpp leen ay jaam toj heykalu Suleymaan màbb ko loolu mi ngi amoon ci 586 avant la naissance de Jésus-Christ bi mu tojee heykal bi dellu jàpp leen ay jaam loolu bokk na ci réponse bi ma répondre woon maanaam ca examen ba pour wane ni ñoom duñu shaabullahi al muxtaar parce que shaabullahi al muxtaar warul mélangé wu ak beneen shaab alors que yahud yi ba ñu demee Irak yi dañoo sëy ak ñoom am ci ñoom ay doom ba ci Daniel moomu ci la juddoo donc ñooñu ñoom ñoo dellu siwaat nag ñëwaat pour duggaat si maanaam Israël Uzayr ibnullah boobu ñuy wax Uzayr ibnullah nga xam ne moom la yahud yi wax ni mooy doomu yàlla moom tamit foofu la jóge woon moom it ci métissage boobu la jóge naka noonu aussi boo demee ci tafasir yi dañuy wax ni bon am na ñu ko saxal am na ñu ko saxal ñu ni am nay jamono yàlla soppi la ñu ne qiradatan wa xanaazir ñu ni képp koo xamee ne sopp nañ la qiradatan wa xanaazir nan ngay mën a nekk aussi shaabullahi al muxtaar loolu bokkoon na ca réponse yi nga xam ne moom lañ professeur ba doon laaj donc loolu lu am solo la loo xam ne dañ koy jàpp ci tafnid pour mën a màbb idée bi nga xamee ni ci la ñuy wax ne ñoom ñooy shaabullahi al muxtaar dans le sens que ni ñoom c'est un peuple élu boo xam ñoom ñoo gën yeneen xeet yi parce que peuple bu gën yeneen xeet yi doo jaxasoog yeneen xeet yi parce que tey jii boo xoolee yahudu Dodoma am na yahud Ishkanaz am na Flasha am na yahud yi kon dañoo jaxasoo ci àdduna bi yëpp parce que dañ leen a yàgg a tasaare dañoo yàgg tasaaroo ci àdduna bi donc woote ni ñoom ñooy shaabullahi al muxtaar loolu déjà c'est une aberration maanaam loolu ghair maqul parce que taarix daf koy weddi événement historique yi daf koy weddi ba léegi ñëwaguma ci laaj bi essentiel bi damay def historique donc loolu ay élément la yoo xamee ni lu mat a xam la ci juif yi parce que xam ni aussi dëkkoon nañu foofu am nañ fa cosaan léegi li nga xamee ni mooy qadiya bi nga xamee ni ki ñuy wax Théodore Herzl keroog bi mu dajalee juif yi ñu def seen benn congrès ca Bâle en 1848 ah 1848 su ma juumul lu nga xamee ni foofu la ñu xalaatee nan la ñuy ñibbisee ñoom ñëpp maanaam muy congrès bu ñu defoon Bâle ci Suisse nga xam ne fa la ñuy xalaatee nan la ñuy mën a fexe ba dellu si pour mën a am seen état donc ñoom retour la ñuy wax parce que foofu seen cosaan la woon du ñoom rek parce que palestiniens aussi fa lañ nekkoon ak yeneen peuple yu bëri phéniciens yi achoriens yi muy les assyriens et les phéniciens ñoom ñëpp ci gox boobu lañ dëkkoon gox boobu lañ tuddoon Kawru Babil ne c'était pas destiné à un peuple bien précis loolu aussi lu mat a bàyyi xel la donc foofu dañ doon wër di fa dëkk loolu tax ñoom Buxtu Nasar ñëwoon foofu coloniser ñooñu loolu bi mu amee juif yi en fait dellu siwaat donc pour ma delluwaat ginnaaw tuuti ba ñuy jógee foofu après nag ñoom juif yi en fait ñu commencé nag di tasaaroo ci àdduna bi parce que après Buxtu Nasar bi mu leen jàppee ba ci 70 benn buuru romain bu ñuy wax Tito moom moo ñëwaat tojaat heykal bi donc balaa may ñëw ci ñoom Théodore Herzl loolu laa fàtte woon mooy ni ba ci 70 aussi dañoo mabbaat heykal Souleymane muy le temple de Souleymane benn empire benn roi romain empire romain moom moo ko def toj ko jàppaat juif yi tasaarewaat leen ci àdduna bi foofu mooy seen deuxième dispersion bu mag bu njëkk ba moom la ñu tuddee al asrul babili muy les captifs de Babylone
ñaareel bi mooy bi leen le roi romain maanaam tojaat seen haykal maanaam génne leen foofu nag tasaare leen ci àdduna bi foofu nag la juif yi génne Palestine complètement maanaam dem dëkki feneen ci àll bi nag foofu la commencé dëggantaan loolu mi ngi am ci 70 après Jésus-Christ maanaam Jésus juddoo ba mu am 70 ans ñu tasaaroo loolu tax ñu dem Europe dem fu nekk dëkk fa léegi xoolal 70 ba 1945 xoolal loolu ñaata at la siècle ak ak juróomi téeméeri at wala luy tolloog moom presque 2000 ans léegi juif yi nag bi nga xamee ni aussi sonal nañ leen ci Europe et cetera nazi yeeg yooyu ñu def seen congrès boobu ma la wax ca Bâle pour xool nu ñuy dellu siwaat ci lañ commencé nag léegi nag je commence à répondre à votre question ci lañ commencé nag di xool nan la ñuy légitimer seen retour nan la ñuy fexee ba def ko mu nekk loo xamee ni day nekk conviction religieuse day nekk aqida day nekk dogme ci lañ commencé nag di dem ci tawraat dem ci seen livre yi maanaam di dellu di wut loo xam ne ni moom mooy wutal charia pour ñu dellu si donc al qadiya min al asas qadiya siyaasiya isticmaariya ñoo xam ne yabxasuuna an makaan li sukna dañ doon wër fu ñu dëkk fu ñu dellu ñu tànnal leen foofu ñu ni kon ñoom fii la ñuy ñëw léegi nag fii ñu ñëw il faut que ñu taxawal siyaasa bu ñu fay yóbbu siyaasa boobu nag ci la ñu demee nag jël ay nusuus pour mën a xiirtal juif yi pour ñu mën a ñëwaat dellu si loolu moo am ci islam c'est la même chose li ñuy tuddee al firaq al islamia muy al mu'tazila chia xawaarij yooyu yëpp ca njëlbeen nga qadiya siyaasiya la woon te ñuy jàng ilmul kalaam xam nañ bu baax li may wax en tout cas loolu la ñuy jàngal ca université al azhar fi l bidaya kanat qadaya siyaasiya baxta la da dajale ali ak Muawiya qadiya siyaasiya la qadiyatul xilaafa muy toog kan moo war a remplacer yenent bi loolu du qadiya diine qadiya siyaasiya la ah qadaaya yi am foofu yëpp nga xamee ni alxata wal xatia murtakibul kabira yooyu yëpp ay qadaaya siyaasiya la à la base li indi li nga xamee ni moom mooy aussi li ñuy tuddee alqadariya nga xamee ni empire omeyyade bi dañ doon imposer nit ñi seen politique ak di leen oppressé maanaam di leen buntu xatal léegi am ñu ñëw ni al amru unif ñi jàng ilmul aqida xam nañ loolu la qadara wal amru unif donc loolu mooy wane ni loolu yëpp masail siyaasiya la woon qadiyat imam ahmed ibnu hanbal qadiya siyaasiya la woon al mihna yooyu yëpp nga gis ni kon da ngay xam ni kon siyaasa mooy à la base boo xamee dañ koy solal mbubu diine bi day ñëw après dañ ko koy solal pour mu nekk légitime pour ñu chariyal ko loolu aussi